asalaamaaleykum suñu mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal si weeru sell wi di si ziar ñëpp tey nag yéen a ngi seen émission intimité avec tey dañuy dalal koo xamante ne nii ndaw la waaye dafa nekk ndaw lu actif koo xamante ne nii dégg nañ ko si li nga xamante ne moom mooy mbirum militaire bi dégg ko si mannequinat bi dégg ko tamit li nga xamante ne moom mooy actrice série yi ki may wax nag kenn rek la Aïda maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Malick di la nuyu di nuyu toute l' équipe de Wanema TV di leen ziar di leen baal àq di nuyu internet yi ñuy seetaan aussi. ayca mi ngi noonu ku ne xam na ni ki nii dalal kenn la waaye dafa nekk koo xamante dañ ko gëj a gis Aïda ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi nga wax ñu kan mooy Aïda Kita. alors comme ni ma ko waxee nuyu naa ñëpp nuyu naa internet Wanema TV alors Aïda Kita benn jeune la bu débuté si carrière mannequinat yàgg na yàggul parce que maa ngi fiy bëgg a yàgg maa ngi avancé tuuti donc loolu laa mën a wax en grosso modo daal benn jeune la buy doon évoluer si milieu mannequinat mu bàyyi ko nekk si milieu actrice voilà. ayca mi ngi noonu Aïda pourquoi le mot Kita non Kita bi. alors non Kita bi sama tata moom ko tuddee parce que bi ma nekkee xale dama soboon mën jooy donc Kita di benn princesse nekkoon si benn dessin animé loolu taxoon mu tuddee ma Kita léegi tur boobu moo ma topp depuis que ma nekk xale quoi moo tax. Aïda yow da nga nekkoon li nga xamante ne nii moom mooy militaire. ñu formé la fi nga xamante ne moom mooy Bango. sa parcours boobu noonu naka la demee woon bi nga nekkee Bango. alors bi ma nekkee Bango parcours bu métti la parce que bi may dem déjà bàyyi naa sama famille ginnaaw et j'étais très jeune bi may dem armée donc maa ngi dem 2010 contingent 2010 laa bokkoon mu nekk lu métti lu doy waar. loo xam ne lu bees si yow xam nga looy découvrir day xaw a métti mais boo jàppee rek comme lu ñu wax moom lu métti góor lay dal et puis ñun ñëpp dañoo bëggoon benn affaire moo tax ñu dem fa donc dama doon accroché wu mais armée jëlee naa fa loo xam ne c'est une expérience en fait lu ma jëlee kanam lu ma jàppale si lu bëri donc voilà loolu laa mën a wax si armée mënuma si avancer parce que y a des choses secrètes donc dans l'armée j'ai pas le droit di ko dévoiler moo tax. Aïda fii secret intimité avec la di wax xam nga armée. si jigéen ndax lan nga fa dund lu la fa marqué ak bi nga fay dugg ndax. Aïda na nga demoon sa volonté bopp wala sa parents yi ñoom ñoo la proposé woon mbiru armée bi. alors nekkuloon sama volonté bopp parce que au début jàpp ma woon ni man damay def armée parce que man j'ai toujours eu la mode sama bopp dama bëggoon affaire mode donc bi may dem armée sama papa laa waxtaanal sama papa ne ma famille bi parce que je fais partie d'une famille boo xam ne ñëpp presque ñëpp ay hommes de tenue lañ sama tata yeeg ñëpp ñi ay magistrats ñi ay commissaires affaires yooyu mu ne ma léegi da ngay dem relever défi bi parce que j'ai pas de frère j'avais un frère qui est décédé donc mu ne ma da ngay dem ci loolu lay commencé ma xëcc mu xëcc ba mu ne ma d'accord donc ma dem ñu def rassemblement def affaire yi doy waar daal wax mais affaire yi doy waar wax ñu lu la fa gën a marqué lan moo tax nga parce que da nga daw génn man su ma déggee sa biir da nga daw génn. non dawuma génn def naa sama durée légalement def naa sama formation normalement initiale bi parce que pour être militaire il faut nga def formation bi def naa ko foofu laa ko defee Bango mu donc lu métti souffrance bu métti parce que li ngay découvrir la loolu daal laa ci mën a wax parce que armée dafa nekk affaire bu doy waar Malick loo xam ne t'as pas le droit di dévoiler seen secret parce que mënuma def formation génn di wax loo xam ne ñeneen ñi dañuy ragal wala buñ ko déggee ne waaw mooy loolu donc dund naa fa lu métti mais dund naa fa lu neex aussi parce que y a des moments yoo xam ne métti woon na ba ma ne damay ñibbi loolu rek laa gisoon ñibbi damay dugg nag di sangu di jooy naan damay bàyyi mais bu ma génnee xam ne lu ma bàyyi ginnaaw après mooy loolu ma relevé wu et puis voilà. ayca bi nga nekkee armée nga génn armée xam nga ku ne xam na ni armée nekkul loo xamante ne nii lu yomb la parce que danañ la former si position ni ngay taxawee ni ngay waxee Aïda nga nekk armée ñu former la militaire nga génn doon def yeneen métier lu si mel dem xooli ay avocat wala yeneen métier mais nga ñëw dugg si li nga xamante ne moom mooy métier mannequinat alors yow kii boobu naka la mënoon naka la dikkee daal jóge si armée bi ñëw si mbiru mannequinat bi. dëgg la xam nga changement bi moom dafa xaw a doy parce que c'est deux milieux yoo bëgg c'est différent milieux yi dafa différent mais bi ma nekkee armée même bu may sol sama tenue sax damay wengal beere bi jël sama ranger siire ko ba mu set fóot sama tenue parce que dama bëggoon mode ba dama ko doon dund biir armée donc armée am na yoo xam ne mënoo ko fa def comme ay émail ay affaires yooyu y a des choses yoo xam ne dañ koy interdire mais biir armée def naa sama durée légalement ba génn dem armée de l'air
donc armée de l'air am na ay hôtesse de l'air yoo xam ne ñu ngi avion présidentiel donc samay classe lañ bu ma leen xoolee habillement bi affaire yooyu may toog di xalaat ma xam ni daal je suis pas fait pour l'armée dem naa j'étais pas faite pour l'armée mais après fallait que ma def samay 2 ans après buñ ma engagé wala buñ ma libéré ma mën a continuer donc ma décidé résilier sama contrat dem changer nag dem ci mode parce que bi may dem ci mode sama benn cousin moo nekk photographe moom mu doon photo jël samay portrait di ko dugal affaire yooyu noonu di ci voyage yi dem fu ne bi mu ñëwee nag wax ma affaire yi ne ma jël naa à cause de ce photo mu boole ma ak ñeneen ci laa commencé def affaire mode affaire mannequinat ba tey mu jural ma lii voilà. Aïda xam nga mbiru mannequinat dafa yéeme. parce que tey Sénégal fi mu toll soo nee mannequinat ñëpp négatif la ñuy xalaat. mooy que wàllu drogue bi. wàllu sexe bi. naka nga si mën a duggee ak avis parents yi. ndax parents yi d'accord nañ si wala d'accord wuñu ko. dëgg la au début dama ko doon nëbb sama papa pour dire vrai parce que man ñëpp yaakaar naa xam nañ sama jikko papa dama ko doon nëbb sama yaay moo ko xamoon xam nga yaay mooy protéger doomam. donc bi ma commencé feeñ tuuti ñu commencé woo sam papa téléphone famille bi nag ñëpp di wax parce que tamit des fois di nga nekk ci famille boo xam ne ñëpp duñ d'accord li ngay bëgg comprendre nga ñu woo sam papa wax ko après nag affaire yi sam papa commencé sama doom di def lii xam nga di indi problème ak fi ma jógee armée bi ba léegi day xaw a doy waar donc après ma expliqué ko ñu waxtaan mu bàyyi ma continuer mais métti woon na parce que dañuy woote ne waaw sa doom bi ngeen baal ma ci terme bi c'est une pute caga la mi ngi ci télé bi mi ngi pour ñoom Sénégal soo feeñee télé rek donc tu xam nga comprendre nga li ma bëgg a wax donc looloo tax demoon naa nag ba ne damay arrêter mais courage bi ma jëlee armée moo ma forcé ma continuer jusqu'à présent mais mosuloo ci am dara loo xamante ne nii metti na la ci ndaxte mbir mi ba tey ni ma la ko waxoon muy mbiru mannequinat bi yan problème nga ci mës a dund lan moo la ci gën a metti ak loo ci gën a marqué menu mannequinat bi aw ma ci benn problème wax fa dëgg yàlla parce que bi ma commencé ba ni may arrêté mannequinat bi aw ma ci problème aw ma ci benn problème aw ma ci lu ma métti. mais gars yi daan nañ la kii ndax Aïda ak sourire bi xam nga Aïda ku mu ree rek xam nga. mais mënut a ñàkk parce que fu góor ak jigéen tase foog yooyu am. des fois ñu piij la xam nga xale yu góor yi dañoo doy waar te dañoo garaaw. seen milieu bi dafa xaw a doy waar trop sax. si milieu bu doy waar la. mais lan moo ci gën a marqué. non man nag Malick aw ma si lu ma marqué loo xam ne je sais vraiment pas aw ma si loo xam ne marqué na ma marqué boo xam ne mën naa di ko rappeler mu may métti c'est des moments yoo xam ne yi ma dund si milieu mannequinat ay moments yu neex la mais nag xam nga des fois nga dem si casting wala dara nga gis gars yi ni ñuy defee ñu ne tey ñëw nañ ci casting mais xam nañ ne ñii ñoo yàlla donc affaire yooyu dina la xaw a métti mais da ngay xam ne xëcc bu daggul jikk nga continuer bu dee yaa ko bëgg mais aw ma ci loo xam ne mooy loolu. donc alors on peut dire un mannequin pas comme les autres lan mooy sa secret. parce que il faut nga wax ñu ko parce que yow ñëpp lan wax la boo waxee ñu ne ay Aïda parce que soo duggee tey Aïda ci réseaux sociaux yi ay commentaires yu positif ngay gis. dëgg la daf ma neex. Aïda ni muy sourire lan mooy sa secret. non aw ma secret rek secret bi benn affaire la mooy je suis moi-même dama yàgg ni ma mel nii noonu laa mel je suis naturelle triché wu ma nekkuma fii di ñoddi loo xam ne mooy loolu parce que fii moom boo génnee télé wala nga commencé nit ñi commencé la xam nga les gens dañoo bëgg ñoddi ay affaire de star te ñun ñëpp benn lañ donc man loolu la li ma mus a conserver le naturel et puis dama garder samay nit changé wu ma je suis toujours la même ku ma bind ma wuyu la ku ma commentéral ma tontu la et puis voilà parce que da ngay xam ne lii da nga koy dépasser ji plus tard donc foog nga am la tête sur les épaules pour mën a nekk nit tu vois donc loolu mooy secret bi mais sinon j'ai pas de loolu rek laay dund. métier mannequinat bi amoon nga si koo xamante ne moom moo nekkoon sa idole moom nga bëggoon. moo la gën a poussé si milieu bi wala. waaw au début nag man Fleur Mbaye moom laa doon suivre bu ma ko gisee muy dox damay xam ni damay naan lii daal bëgg naa ko def mais après. bi ma duggee ba xam ko ci la ma gën a yokk courage yokk ma jom ma continuer mais au début c'était Fleur Mbaye pour dire vrai. voilà mi ngi noonu xam nga Aïda yow si boppam man su may xool dama naan Aïda yow daal da ngay cuuj fii Aïda gis nañ la tamit nga nekk actrice. dëgg la Aïda ak actrice bi loolu naka la dikkee. parce que yow yaa ngi fépp xam naa ne yaa ngi fépp. dëgg la waaye naka la dikkee loolu. mais xam nga rek sama
courage laay wax moo ma poussé ma def actrice parce que xam nga du loo xam ne dama ko jàng defuma formation pour nekk actrice ou quoi que ce soit parce que nit ki moom loo bëgg rek boo si defee dëgg rek yàlla fekk si la si donc bi may commencé affaire actrice ay pub laa doon def ak waa Roots Pro muy Ahmed Niang bu TFM moom moo ma initié pour ma commencer def ay série donc foofu la actrice bi commencé looloo tax ma commencé def actrice maak Ahmed ba léegi sax ñu ngi liggéey ensemble j'ai dû faire des choses avec lui et puis voilà noonu la tourné ma nekk actrice. bi ngay dugg ci série bi. Ces Fleurs naka la demee woon. contact yi ak naka nga ñëw duggee ci li nga xamante ne moom mooy série bi. alors bi may dugg ci Ces Fleurs man ak Ahmed Niang la woon dama defoon benn pub ba pare après mu expliqué ma projet bi. expliqué na ma ko ay ma xool 6 mois avant affaire bi di commencer ñu toog wax mu tegal ma affaire parce que man dama amoon tamit lu may bañ parce que dama ne ko bu dee ay série yoo xam ne da ngay nekk di ci def yenn affaires yi du ma ko nangu donc mu expliqué ma projet bi wax ma concept bi ñu toog wax noonu Ahmed Niang moo ma initié moom moomoon Ces Fleurs c'était le réalisateur donc ñu commencé tournage bi ñu def test ba pare def casting ma jàll après noonu lañ continuer voilà. alors jóge nga fi nga xamante ne moom mooy Ces Fleurs. après ñu gis Aïda TFM. ngay présenté benn émission Dakar ne dort pas. loolu tamit est-ce que nekkul ni Aïda. li ma waxoon ba tey. dafa am ak sourire Aïda dafa am lu nekkul si tax Aïda daal ak kii yooyu yomb ko naka nga duggee TFM. non xam nga lépp si milieu mode bi la et puis ouverture day am. parce que tey bu ma ñëwoon rek toog croiser les bras jàpp sama ñaambur xëy na du ma leen xam ñoom tam duñ ma xam li ma war a def laay def mais man dama bëgg lu am ouverture tout le temps moo tax j'aime voyager parce que damay bëgg muy am ouverture affaire yooyu looloo tax bi ma demee commencer Ces Fleurs après Ahmed il travaille à la TFM donc noonu la affaire bi duggee entente bi ma amanteeg Famara ay contact Famara ñëpp xam nañ ko je pense ak Ndiaga Ndour ñu commencé noonu laa commencé tourner Dakar ne dort pas loolu bi ma koy arrêté di voyage. xam nga loolu nag waxuma ko mais gis nga nit ñi nee nan li nit ñi wax laay ñëw ko internautes yi ñi nga xamante ne bi nee leen ñun suñu gan Aïda Keita la ñoom nee nan ñu si bëri neen sa TFM parce que dafa am ku la doon jël foofu dafa am ku la doon jël moo tax nga dugg TFM parce que gars yi nee nan gars yi bu leen gisee nii rek si télé yi nii waaw dafa am parce que koo xamante ne daf leen di jël moo tax loolu am na c'est vrai ou pas milieu bi moom loo gis rek am na fi du ma ko weddil kenn parce que xaw ma si dara peut-être am na ñu koy dund du ma vexé kenn du ma ko weddil kenn mais man dund ma loolu man moom vraiment dund ma loolu daxaananteew ma fa nabanteew ma fa kenn waaw yàllaa def ma commencé fa liggéey jeex na aw ma fa far defuñ ma promotion canal bi pour dire vrai. alors mi ngi noonu kon ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon laaj loolu Aïda tontu na si. ba tey ñu gis la tamit si beneen série Allo Beauté. loolu fu mu mujj anamu parce que gisuñu amul diffusion kenn gisul dara kenn déggatu si dara. non Allo Beauté bi xam nga teaser bi commencé woon na daw bañ dawal quelques épisodes dugal ko ci W parce que si W la génnee donc après ñoom seen biir ñoo am quelques soucis am ay affaires yu ñu perdroon looloo tax ñu stand by ko mais sinon Allo Beauté mi ngi ñëwaat. mi ngi ñëwaat bientôt pour très bientôt incha allah. gis nañ que ni Aïda dafa nekk nit koo xamante ne nii tamit nit ku yëngu la. da ngay seetaan làmb. waaw dama bëgg làmb damay seetaan làmb waaw. ayca tey damay boole benn dafa am benn revanche bu ma bëggaat. entre Modou Lo ak Balla Gaye kan ngay faral. waaw yéen mënoo leen bàyyi Modou Lo yéen journaliste yi lu tax rek Aïda bu ñëwee rek Modou Lo ñëw. non man xaw ma lu xew man dama la ko laaj rek dama jeg si ay laaj la lan moo tax. léegi parce que dama xam ne ñaar ñooñu affaire la si biir. revanche kan Modou Lo ak Balla Gaye. kan ngay faral mais Modou 100% loolu wax bu yàqu la. yow voilà mi ngi noonu xam nga ma tey ma ñëwee intro doon ma ne ma. Modou Lo dafay jël Aïda loolu ñëpp non waxuma ko du sama wax. waaw c'est vrai tey nag il faut nga wax Sénégal parce que intimité avec la amul lu ñu fiy nëbbu amul lu ñu fiy nëbbu. déedéet loolu sa diggante ak Modou loolu. non loolu wax naa leen waxati naa ko je me répète encore Modou sama voisin la man seen kër laa doon fréquenter tout le temps man ak petit frère am Alilou ñoo doon ànd ba tey ba France sax ñooy ànd. pour dire vrai dañuy déggante tout le temps mais sekkuñu dara amuñu relation encore une fois
Malick. xam nga sénégalais yi am nañu mënu leen nax nit ñi parce que ñu si bari tey dañ leen di laaj sa digganteeg ñu ne non fekk dara ne fi fekk am na mbir am na lu fa seex parce que tey Sénégal suñ demee ba wax dara rek ça veut dire que ni nit ñi même bu lul buñ si tegul seen bët am nañ si ay écho wala am si ay luñ si dund kon daal dara sekku leen ko. non xam nga Malick benn problème moo am sénégalais bu gisee ñaar ñu ànd dañ naan ay farak gelle parce que tey jii man par exemple ma ñëw ànd ak benn je dis n'importe quoi ma ñëw ànd ak benn homme politique fekk ne du sama dara mais bu ñu gisee dañ naan gelam la te or que c'est pas vrai ñoom bu ñu gisee ñaar ñuy ànd dañ naan ay farak gelle Modou Lo sekkuñ dara mosuñ sekk dara encore une fois du dëgg am na jabaram wala ay jabaram leeruma sax mais sama xarit la te fa laa yem ak moom amul leneen mais bu waree bëre nag moom laay faral fii ba suba bu doon bëreeg sama rakk sax wala sama mag moom laay faral. waaw kay waaw kon baax na Aïda marié wala célibataire. Malick bàyyi ma waay. non marié la wala célibataire. Aïda daal am na dara. loolu laay wax waaw am na dara daal du ma wax marié du wax célibataire. parce que soo nee am nga dara ça veut dire que Aïda am na jëkkër wala. non je suis en couple. pour bu leer waaw je suis en couple. mais am na dara. am na dara bi ça veut dire da nga am doom wala da nga am jëkkër c'est que non am yow da ngaa doy waar. nee naa la Aïda elle est en couple pour dire vrai je suis en couple. loolu moom leer na. mais mas nga marié wala. yow loolu du ma si tontu vraiment. xam nga tey jii soo nee du ma si tontu da ngay dugal sama. parce que non il faut que nga leer. xam nga parce que dafa am ñu la bëgg nañ xam Aïda si lu mu nekk. tey jii bu fekkee Aïda mii. am na ku fi nekk. ñi bëggoon ñëw dañuy daw. Aïda bu fi kenn nekkul. da ngay dàq ñenn ñaa parce que instant yi nii. il faut que nga wax ak Sénégal yi. parce que intimité avec le Aïda ndax am na ku fi ne. wala kenn nekku fi. non du loolu kaay wax la benn affaire gis nga nit ñi. soo commencé dugal sa vie privée si ñoom rek dañuy lijjanti loo xam ne concerné wu leen Aïda elle est en couple point final leneen li si des nag je le garde pour moi. xam naa est-ce que Aïda dafa am lu ñuy nëbb ah. nëbb ma leen dara. est-ce que mun nañ gisaat Aïda tey si yeneen activité bien sûr parce que ba léegi maa ngi si activité yi c'est que xam nga des fois comme li ñu wax il faut reculer pour mieux sauter génn naa fii nekkatuma woon Sénégal pour un bon bout de temps mais damay def ay aller-retour comme ni ma la ko waxee parce que léegi je vis en France mais empêché wu ma dara def li ma bëgg au contraire. Aïda ak social bi da nga bàyyi social bi nga daan def foofu. non bàyyiwuma ko le truc c'est que maa ngi koy def mais dama temps yi dernièrement dama ko dindi ak presse bi parce que dama wax sama xel ma ne ak sama entourage que ni sooy def lu baax wala sooy def dara jarul ngay alerter tout le monde. donc looloo tax ma dindi ko mais li may def maa ngi koy def ba léegi. social bi naka la woon nu mu dikkee woon ndax dafa am ñu nekkoon ci gannaaw wala sa ay propre fonds nga doon demee. non am na ñu nekk ci ginnaaw sax ba léegi parce que bi may débuté c'était ay Mansour Faye ñoo ma doon jàppale fondation Servir le Sénégal mais léegi comme avec mes sœurs parce que NBA le association bi tudd donc man ak samay grandes sœurs ba léegi ñoo ko yor instant bi nag ci wàllu habillement laa gën a joxe. comme li may yónnee di ko joxe ñu koy joxe fii ak toujours samay sœurs mais sinon amul kenn ku. NBA mooy lan trouve association. mooy Nafi Bintu Aïda comme sama sœurs yi Nafi ak Bintu lañ ay jumelles man Aïda seen rakk donc noonu lañ ko initié muy Nafi Bintu Aïda. léegi loolu naka la demee nga ànd ak say ay sœurs. jaxasoo boobu. ak ñi def social naka lay demee. xam nga man su ma la waxee dëgg rek man xarit yi ma am dañoo restreint. parce que man awma fréquentation génn gauche droite noonu samay sœur ak sama yaay ñooñu laa am sama àdduna ñooy sama xarit donc lépp lu may def ñoom laa ciy àndal looloo taxoon ñu initier loolu parce que kenn ki day sëy ci benn milieu boo xam ne social dafay daw keneen ki tam pareil donc looloo taxoon ñu boole suñu loxo nekk benn def loolu indi woon NBA bi. dégg naa nag Aïda ni sourire bi neexee noonu la xool bu oyofee taalibe Sëñ Saliou. waaw loolu de yàlla def na ko. ayca récemment rek ki fi bàyyi ko. di ko mag koo xamante ni ñu ngi koy jaale suñu mbokku cantaakoon yëpp. Serigne Cheikh Béthio Thioune. ñu koy ñaanal fa mu nekk Touba suñu borom yërëm ko yërmande wàcc si kawam. Aïda ndax amoon nga rapport ak sëñ Béthio ndax yéen a bokk Sëñ Saliou.
dëgg la du ma ne amoon naa rapport ak moom mais dama daan dem ci cant gi dama daan dox ci cant gi parce que bëri naa ay xarit yoo xam ne ay cantaakoon lañ te comme que moom sëñ Saliou moo nekkoon léppam te ñun ci sëñ Saliou lañ yeesal suñu jébbal donc looloo taxoon ñu bëgg cheikh bi donc mais aw ma woon benn affinité ak cheikh bi lu dul dem ziar des fois ma dem cant comme sama nijaay dafa nekk et puis voilà c'est ça. voilà en tant que taalibe Sëñ Saliou. récemment li fi jot a xew. coow yi am kii mooy yéeg kii yéegul. naka nga dundee loolu ak ban jàngat nga am. si li nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy wax. que jigéen warul jiite. jigéen dafa ñii ne dafa war a jiite. ban message nga siy wax. en tout cas affaire yi doy na waar wante lu ma si mën a wax sama xalaat la du xalaatu kenn sama xalaat la man maa ko wax man boo xam nga jigéen musta dem jumaa jiite parce que ilimaan boo gis góor lay doon. te yaakaar naa yàlla suñu borom moo santaane loolu si sama xam-xam bu gàtt soxna Aida nag ñu ngi koy jox wàccuwaayam di ko yeesalaat suñu nuñ koy waxatee quand une personne est décédée boo koy wax mes condoléances ñu ngi koy jaale bu baax sëñ Cheikh Béthio mais coow li daal lu ci mënti am rek ñun déglu nañ xalif général parce que yaakaar naa mooy joxe ndigal te moom sëñ Saliou Derklé la fi teg donc ñun ñu ngi ci ginnaaw sëñ Saliou Derklé loolu donc la mais amul leneen mais nag waaw sëñ Saliou Gueule Tapée excuse-moi donc lu ci mën a am rek ñu xam ne yàlla moo dogal te yàlla nii la ko bëggee ñu defalee ko noonu cant gi dox. benn message ngay wax cant kii sa mbokk cantaako ni la nga leen wax. alors maa ngi leen di masta bu baax a baax am naa sama benn xarit koo xam ne sama xarit la muy docteur Seck Babacar Seck moom dafay dox si cant gi maa ngi koy jaale di ko mastawu di leen wax ñu topp ci ginnaaw sëñ Saliou Gueule Tapée sëñ Saliou Gueule Tapée ñu topp ci ginnaawam doxal cant gi àdduna amul solo ñu xam ne sëñ Cheikh Béthio liggéey na fi loo xam ne mi ngi nii rassemblé na ñëpp donc ñu delluwaat ci loolu te xam ne yàlla mooy dogal. Aïda da ngay def politique. defuma politique de mais naroon naa ko. bàyyi parce que sa biir wax sa social yi da nga tudd nga wax nga ba tudd fi fondation Servir le Sénégal. dëgg la soo defloon politique. doo am relation ak ñoom da ngay def politique da nga koy nëbb. non nëbbuma ko soo ko doon nëbbu kay duma ko wax. defuma politique alors kon yow naka nga amee lien ak waa fondation. non mais am naa relation sax ak ñeneen ñu dul fondation Servir le Sénégal ñoo xam ne ay opposants lañ. am naa relation ak ñoom parce que yàlla moo ko dogal xam nga mais man nekkuma ci benn parti politique mais naroon naa ko mais après mes réflexions dama ne ma bàyyi ma toog jàpp sama ñaam parce que Sénégal temps yi moom ni muy doxee dafa xaw a compliqué dafa xaw a doy waar moo tax. ban parti nga bëggoon nekk parce que comme nee nga naroon nga nekk politicien. alors si ban parti nga bëggoon a nekk. non man xam nga j'ai toujours été avec Abdoulaye Wade parce que dama ko bëgg sama xol. dama bëgg PDS mais comme que nekkatu fi yàlla ñii la fi teg ñu ànd ak ñi fi yàlla teg rek ba yàlla indi keneen ñu ànd ak moom. élection yu weesu noo ko dundee. élection yu weesu ba suivre naa ko nag ci télé suivre naa ko parce que j'étais pas là mais gis naa ne violence bi xaw na bëri affaire yooyu loolu daal lay métti lu ci Sénégal parce que violence bi daf fi bëri trop et puis démocratie bi ñuy wax taxu koo am noonu. tu vois ce que je veux dire donc loolu rek mu laa métti lu ci élection yi sinon Idrissa Seck Macky Sall et puis qu'importe c'est le Sénégal qui gagne ku fi nekk rek ñu jàppale ko te xam ne ñun ñoo ciy bénéficier wu du dëgg noonu la. alors Aïda lan ngay wax Sénégal yi nga xamante ne tey ñoom ñoo lay seetaan ak réseaux sociaux yi Sénégal ni mu demee tey boo duggee yenn commentaires yi ngay gis yenn wax yi naka ngay dundal loolu. surtout nag su may wax ci jigéen ñi laay gën a wax parce que ñoom ñooy jur ëllëg ñoom la ñuy takk parce que nag lu ñu mënti wax rek ak li mënti am réseaux sociaux yi doon na benn affaire boo xam ne boo ko toppee rek dalay yàqal lu bëri parce que tey comme Snapchat dafa xew di nga ñëw di snap loo xam ne waroo ko sax snap parce que vie privée dafa am vie publique am boo jëlee li nga war a nëbb feeñal ko bu nit ñi waxee ci yow bu mu la métti donc gis naa benn acharnement boo xam ne nit ñaa ngi koy am surtout ci benn application xaw ma F3 ñu lay poser des questions à l'anonymat kon yow xam nga ne ñi lay suivre sa entourage la ñoom ñoo lay poser question yoo xam ne du ñu jàkkaarloo ak yow face à face di la ko wax parce que c'est de l'hypocrisie liñ lay wax ñoom du ñu jàkkaarloo mukk ak yow di la ko wax dañuy nëbbatu ci ginnaaw téléphone portable di la ko poser donc na jigéen ñi bàyyiwaat seen xel te xam ne ñoom ñooy jur ñoom ñooy sëyi ñoom la ñuy tàkk xam nga société sénégalaise góor la jël favoriser ko parce que góor bi mën na am gel di doxaan góor bi mën na am jabar di doxaan te jigéen mënul am jëkkër am far est-ce que tu me comprends un peu donc nañu xoolaat suñu bopp xam la ñuy wone xam la ñuy message ñuy lancer surtout bu ñu lay suivre voilà. waaw mos nga dund lu métti ci réseaux sociaux yi wala. mos naa dund lu ma métti waaw.
comme lan la woon tey. parce que si benn problème la bu sama sœur amoon ñu dugal ma ci wax ni man dama recruter ay nervi ba pare tudd si sama famille. xam nga man rek mën nañ maa wax parce que man maa nekk devant la scène man maay nekk ci télé bi ci caméra yi di wax mais samay sœur ak sama papa ak sama yaay ñoom seen yoon nekku si donc des fois nga gis genre yooyu mu lay métti des fois nit commenté ne caga la wala te musuñ laa gis ngay cagatu musuñ la gis nga tux musuñ la gis nga naan di la waxal des choses yoo xam ne ça fait mal comprendre nga parce que ñun nañu waxante dëgg te dee Malick ñun africain dañoo gaaw a juger suñu moroom africain gaaw a yàq der te xam ne ñun ñëpp yàlla moo ñu bind te yàlla moo ñu sàkk ku baax yàllaa ko xam ku bon yàllaa ko xam donc même nit ki buy def lu bon boo toogee ak moom wax ak moom di nga xam lu tax mu koy def parce que ku nekk li ngay def am na lu tax donc nañ bàyyi jugement bi di waxal nit lu ñaaw te fekkew ko mu koy def tu vois man su ma gisee yenn commentaires yi ça me fait mal des fois nag ma reetaan parce que dama naan xamuñ ma ñi ma xamal dëgg duñ ma waxal loolu et puis voilà la vie continue c'est juste ça. Aïcha mi ngi noonu c'est histoire moom moo ko wax alors tey Aïda Sénégal tey fi mu toll ndax Aïda da nga yëngu si social gis nañ fan yi li nga xamante ne mooy xew-xew bi am Pikine muy benn xale taalibe ndax yow gis na ni da ngay yëngu si côté yooyu noonu li nga xamante mooy xaj pitbull bi ni mu ko def loolu bi nga ko yëgee naka la def am ci métit parce que xam nga taalibe moom moo doon loo xam ne dafa sensible mais aussi am na ñoo xam ne xam nga dafa xaw a métti parce que boo ne xaj baaxul xaj l'islam santaane wu ko loolu yëpp dëgg la mais aussi lu tax nit ki di yor xaj lu tax nit ki di yar xaj ci këram parce que insécurité bi moo bëri tu vois donc man gisuma sax ni taalibe war nañ ko bàyyi ci mbedd bi muy yolwaan bay dugg foo xam ne da koy gaañ bu ma sañoon association yi fi nekk wala ñi mën a dimbale xale yi taalibe yi ñoo leen di jël denc leen foo xam ne dinañ am sécurité du dëgg te nag ku ci yor sa xaj nga la waaye nga dressé ko wala nga takk ko pour lii bañ a amati loolu dong la amul leneen. bàyyeeguma la nag ba tey xam nga rek ñu ngi si intimité avec. gis ngeen sama gan gi jongama la elle est souriante macha allah alors Aïda. tey en tant que ancienne actrice. ba tey sax mun naa ni tamit bàyyeeguloo. ak série yi ni mu bare ban mooy sa série préférée. Aliou yaa ngi may piège de sama série préférée. instant bii moom mënuma ko wax fa dëgg yàlla waaye su ma waxee dëgg rek barki Serigne Touba seetaan naa maîtresse d'un homme marié te benn yoon laa ko seetaan li ma si frappé mooy tenue yi ñuy sol tenue africaine yi dañoo génne touche africaine bi loolu moo ma si neex mais sinon xaw ma concept bi xaw ma nu mu demee affaire yooyu wax fa dëgg yàlla mais yeneen yi xam nga man tamit damaa xaw a raciste yi ma doon seetaan mooy yi may joué waaye wax fa dëgg yàlla joué gu ma ci benn donc yu bëri aw ma temps seetaan ko mais maîtresse daal moom neex na ma. yow daal su ma déggee yoo xam nga maîtresse d'un homme fan yooyu rek dégg nañ coow li nga xamante ne defe naa moom la woon. li fi amoon. tey nga yow dëggal yow ni maîtresse d'un homme moo la si neex. lan moo la si neex ndax xam nga maîtresse d'un homme man. waxuma ko li nit ñuy wax parce que man daanaka sax li may aw ma jot li nga xamante damay suivre yenn séries yi. mais nag bañuma ko man sénégalais la lépp lu sénégalais def lu nekk rek dama koy apprécier te dama koy bëgg. alors ban lancé ngay jox xale yi jigéen yi si bëgg a dugg parce que tey ñu bari nee nan porte la waaw porte la pour am parce que Sénégal léegi soo bëggee am xaalis wala nga bëgg a tukki il faut que nga dugg si série yi dëgg la am na ñu koy wax de mais ça dépend parce que nit ki mën nga dugg si série bi si série yi doo ci am dara sa der yàqu ci nga jëlee ci leneen mais si lu la yàlla xiir rek ngay dem parce que fii boo bëggee dégg-dëgg ñu fi bëri ñu ngi série wala ñu fi bëri ñu ngi nekk ci télé tey et c'est ay autodidacte lañ kenn jàngalu leen ko wala day doon don bu yàlla bu leen yàlla may donc man mënuma ci avancer mais xam naa ne daal maîtresse xaw ma seen scénario lan la mais xam naa ne seen réalisatrice c'est une personne ku baax Calista on a eu à waxtaan tuuti à la 2S parce que nekkoon naa foofu nekkoon naa sama time waxtaan nañ mais nit ku baax la et puis ku intelligente am ay projet la pour le Sénégal donc su ma xoolee séeréem gis africanité bi ñëwaat affaire yooyu ça me plaît mais sinon mënuma la wax lan moo am ci biir série bi mënuma ci xuus ci loolu. ok Aïda mi ngi noonu Aïda kenn gisatu ko série yi kenn déggatu ko Aïda da ngaa fay nit ñee ko xam Aïda Kita dafa fay kenn gisatu ko kenn déggatu ko boo nee Aïda Kita sax am ñu bari dañ naan kan mooy kooku. dëgg la parce que gisatu ko. waaw xam nga nag Malick dëgg neexul fa ndox naan taa boo demee fekk fa tepp mais problème bi mooy c'est pas un problème sax man maa fi nekkatul pour dire vrai parce que dëkkatuma Sénégal mais maa ngi commencé ñëwaat parce que am naa ay projet instant bi am na ay tournage yu ma war a def moo tax ma ñëw
su ma waxee dëgg mais nag yàlla moom mooy taal nit yàlla mooy fay nit mais nag fayu ma fi fay boobu Malick bu ma indil benn tës mosuma fay baal li ngay def xale yaa ngi may bëgg ñi may bëgg leen ma maa ngi nii waaw kay. Aïda lan moo sa ay projet. alors projet yi mooy am naa yu ma war a def mais xam nga bu ñëpp xamee foo jëm doo yegg baal ma ne patak moom ba affaire yi di ne këbëj ma woo waa wane ma ñu wane ko fii réew mi wàcc. ayca mi ngi foofu laay jaaree remercier ko gis ngeen ko mu nekk ku baax macha allah di la remercier si accueil bi. ak dalal bi nga xamante ne nii rek dalal nga nu ko. ñu si am mbégte di si kontaan. di la xaar wane ma. nga ñëw incha allah bàyyi la nga tàggatoo rek ak mbokk internet yi. amul benn problème alors maa ngi tàggu internet yi te leen wax ne maa ngi ñëwaat incha allah bientôt ak yeneen yu bees ak waa wane ma pourquoi pas parce que lépp xaj na fi di la gërëm yow Malick parce que nit ku baax nga yàgg nañu waxtaan mais tey la yàlla dogal gisante bi di remercier Vivine Babacar yéen ñëpp maa ngi leen di remercier sama famille nag wax fa dëgg yàlla ñoom laa am sama papa ak sama yaay samay ñaari mag ak sama rakk ak sama jarbaat yi ñoom laa am famille bi nii daal xam nga tamit Wolof Njaay nee na kuy rey say noonu boo seetee say mbokk ñu jeex donc man ñi ma jege mooy ñii aw ma ñeneen donc ñoom laa am maa ngi leen di remercier di leen sant bu baax di sant àdduna bi yëpp di leen wax sama fi waxee lu ëpp nag ngeen baal ma ndax Malick mii day yóbbuwaat te yéen ñii ñëw mu leen di poser question préparé leen merci beaucoup waa wane ma.